Tijaan jaral nañu lu ñu ëpp lu ko ëpp pour du ci dugg parce que réew mi foofu la toll léegi réew mi ñun nguur intéressé wuñu nañ ko wax mu leer parce que bu ñu intéressé woon dañuy dem wuti parti am nañ droit nag xeex ay principe gis koo xam dañ laa nar a néewal doole ñu jël position taxaw mais ñun li ñu intéressé mooy société bi valeurs yi fi mag ñi bàyyi woon patrimoine bi kenn bañ koo jaay bu dee tubaab yi ñun tubaab yi xam nañ peuple Sénégal tubaab bi commencé par France ñoo ñu gën a xam suñu bopp parce que France daf ñoo coloniser woon France daf fi indi woon esclavage France moo fi def traite négrière yooyu yëpp ay étape la woon ay nit jóg taxaw xeex ba jëlee fi esclavage ay nit jóg taxaw xeex ba jëlee fi traite négrière ay nit jóg taxaw xeex ba décoloniser réew mi kon ñun France xamante nañ du France moo ay dugg France moo ñuy tax a noppi ñun wutuñu dara France dugg ñun fii mooy sunu France Sénégal gii mooy sunu France parce que loolu dinañ ci ñëw am na benn minorité boo xam ne tekkiwuñu dara ñu jóg di menacer ay nit nee nañ ñooñu dootuñu dugg France ba boole ci la xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñu ngi koy ziyaar di ko nuyu di ko sant ci taxawaay bi mu am ak courage bi mu am tey bu Seydi Hadji Malick ñëwaatoon yow doo rus parce que cause bii ngay xeex moom la Cheikh Seydi Hadji Malick xeex ba faatu waaw moom la Serigne Babacar Sy xeex ba faatu moom la Cheikh Hadji Abdou Aziz sama Serigne xeex ba faatu mooy fexe ordonner le convenable interdisez le blâmable kon Serigne bi ñu ngi lay ziar di la nuyu di la wax ne dalalal sa xel ñooñu ay tappet lañ amuñu fit bu ñu amoon fit dañuy jaamaarloo nit ñi wax comme ñun parce que ñun nëbbatuwuñu ci ay écran la ñuy waxee mais toog di bind ab lettre di citer ay personnalité yi gën a rëy ci réew mi xalifa général de Thiénaba xalifa général de Ndiassane imam Dame Ndiaye ab liste la nit ñooñu dootuñu dugg France mais France ñimewuta accord ñimewuta France gouvernement France ci boppam ak ministre de l'intérieur bi ñu ko bind ñoom amuñu fitu daganal loolu maanaam amuñu fitu ni sëñ Babacar Sy Mansour dootul dugg France loolu foo mu leer parce que buñ jaawalee gouvernement France waxul loolu gouvernement Sénégal tamit waxu ko benn minorité góor jigéen ñoom ñoo wax loolu ni na gouvernement France teg ay daan ñooñu ba dootuñu dugg France man leen France ñemewul loolu parce que loolu bu ko France defoon Macron dootul dugg ci réew mi France bu ñu woon sëñ Babacar Sy Mansour dootul dugg France Khalifa Thiénaba dootul dugg France association des imams imam Dame Ndiaye imam Moustapha Gueye seen liste boobu buñ ko accordé Macron dootul dugg Sénégal loolu jarul nekk di laaj pour xam ni loolu du sotti kon ñun yooyu duñ ci tontu yooyu ay waxi caaxaan la yu tekkiwul dara ñun waxuñoo ab parti politique yaa ngi dégg waxuñoo ab ministre parce que ministre yu bari fii bu dul nomination kenn du leen xam amul dara lu ñu investir ci réew mi ñun ñi di wax ak yéen dañoo jël li ñu am yépp investir ko ci réew mi jàngal ñu tette ñu li ñu am yépp ñu fas yéene koo jox réew mi mu jaral ñu suñu bakkan kon ministre boo xam ne yow dañ laa nommé bu dul nomination kenn du la xam nga taxaw di attaquer ay nit naan ay politiciens déguisés lañ yow xàmmee wu politicien déguisé ñun boo ñu xamee xam suñ maam yi xam fi ñu jóge xam fi ñu jaar ak li ñu réew mi jaral ak combat bu mus a am ci réew mi ñu taxaw ci kanam du ñu làqatu di wax ci ay écran nit ñi duñu gis ñun duñu ay politiciens yu déguisé wu yow amoo information liñ leen wax mooy genre gi ngeen dugal ci permis yi dina génn ci nii wala ci nee bu fekkee ni kaso ngeen yaakaar ñun ñu pare nañ pour dem tëddi kaso loolu amul problème bu dee da ngeen a pare pour boom ñu pare nañ pour jox leen suñ bakkan yi ngeen boom ñu loolu foo mu leer mais mbirum góor jigéen du jàll ci réew mi waxuñoo ak ay porte-parole du gouvernement waxuñoo
Abdou Mbow dégg nañ ko muy wecci moom mel ni seko waxuñoo ak ab ministre ñun ki ñuy waxal mooy ki ñu faloon dénk ko sunu réew te ba mu soxlaa réew mi ñun ñëpp ñu jóg taxaw xeex man korog bi ñu rey Mamadou Diop maa ngi taxaw mënoon nañ maa rey ci place de l'Obélisque kon ñun tooguñu ba tey ñuy wax il faut ñu dégloonte réew mi daf ñoo mus a jaral lu nekk ñun réew mi di continuer di ñu jaral lu nekk kon ku yaakaar ne ay menaces mooy tax nga noppiloo ñu da ngay dem nga na menacer ñeneen ñun lépp ko xeex bi jaral nañu lu nekk ñu dee ci ba jeex tàkk wala ñu dee ci kaso yi mais mbirum góor jigéen du jàll ci réew mi loolu la ñu wax bu dee ni politiciens yi ñuy wax ñun Ousmane Sonko moomuñu ñun dañoo am lépp soog a xam Ousmane Sonko il faut mu leer sunu avenir dañ ko lijjanti ba mu leer lijjanti sunu yoon mu fekk suñu ci combat bi xeex bi moom daf ñu cee fekk ñun ba ñuy waxal réew mi boobu xamuñu Ousmane Sonko il faut mu leer mais dañoo bind ab pétition moom mu taxaw signé ko jël ay responsabilités am ñëw ci marche bi kon foofu récupération amu fa moom fit wi mu am ba ñëw ci marche bi yéen am leen fit wi rek te ñëw toog ñu xam ni Sénégalais yi ngeen fi nekkal li ñu wax pour gàttal mbirum góor jigéen du jàll ci réew mi parce que bu ngeen ko bëggee jàllale di ngeen fital xalifa généraux yépp ba noppi fital imam yépp fital li ëpp ci Sénégalais yi mu soog a jàll ci réew mi parce que ñun Nations Unies moomuñu France moomuñu Union européenne moomuñu ñun France mënuñoo xoqatal sun maam mu ñuy wax Cheikh Omar Foutiyou da leen a xeex ak yéen ba génne leen réew mi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul dafa xeex ak yéen ba génne leen réew mi Cheikh Seydi Hadji Malick boo demee ci ay bindam lu muy wax nauzu billahi min charril kuffaari wa min charri nasara wa min charri salatini loolu ay saaga la de ci ku jàng arab mooy yàlla ma yàlla musal ci yéefar yi ak nasaraan yi Seydi Hadji Malick ko bind Cheikh Ahmad Bamba feelu ko ni waylun liman maala ila nasara taskunuhum ila al jahimi saara waaw Xaadimu Rasul nee na képp ku jeng ànd ak tubaab yi fenn rek mooy sa kër mooy safara waaw safara kon ñun kenn duñu xoqtal ñun maam yi ñu am dañoo taxaw naka jekk di xeex li ñu war a xeex te génération bii fi nekk nag ñooñu la ñuy inspiré ñun du ñuy salafiste il faut mu leer dañoo yor werd salaatul fatiha di ko werd yor kurus gëm li mag ñi gëmoon du ñuy ibaadu na leer dañoo am kilifa waaye kenn du ñu diaboliser te bu kenn ndax nit ñi réew mi kum neex nga nekk ibaadu dara nekku ci kum neex nga jàpp tarixa kum neex nga nekk salafiste li am solo mooy na nga nekk patriote bëgg réew mi kon moo yooyu ñu ñuy naxee il faut bu leen dugg ci débat boobu réew mi Senghor bi mu koy jiitee chrétien la woon te Serigne Fallou Mbacké ak Serigne Babacar Sy ñoo ko ñaanal jox ko réew mi boo nekkoon athée te ñu xam ni man ngaa soppi réew mi dañ la ko war a jox réew mi nekk fi tijaan du tax ñu jox la ko nekk fi murit du tax ñu jox la ko nekk salafiste du tax ñu jox la ko nekk ibaadu du tax ñu jox la ko nekk séeréer du tax ñu jox la ko nekk joolaa du tax ñu jox la ko xam nga luy tax ñu jox la réew mi ab sénégalais nga est-ce que mën ngaa guute gi réew mi nekk ndax pare nga pour génne ko ci wala pare woo pour génne ko ci loolu mooy tax ñu jox la ko kon débat yooyu bu ñu ci kenn dugal ñun li ñu wax ànd sàmm jikko yi wax ko kilifa diine yépp wax ko ñu baax ñépp bëgg lu baax wax ko mooy nañu criminaliser mbirum góor jigéen waaw te criminalisation bi yomb na majorité bi tey président Macky Sall moo ko yor lépp lu mu bëgg a criminaliser bu ko neexee balaa suba ñu criminaliser ko parce que moo yor majorité ci assemblée nationale bu nee xool leen gauche ñu xool gauche bu nee xool leen droite ñu xool droite ñi ciy liggéey ñu ngi def rédaction bi duñ ko yàkkamti parce que ñun demuñu dara ak parax parce que xam nañ ñiñ amal affaire ñan lañ mooy xisbu seytaan nga xam ni dañoo ñëw pour yàq àdduna dañoo ñëw pour valeur yi nga xam ni yàlla daf ko bindaale nit ñu yàq ko waaw
kon ñi ko war a bind ñu ngi koy bind dinañ ko yóbbu assemblée nationale te am na ay député yu bari yoo xam ne pare nañ pour porter combat bi yéen ñi nekk ci majorité bi tàllal nañ leen loxo bu ngeen ñëwee bokk ci xeex bi yéen a ci am ndam fa mu leer bu ngeen ñëwee bokk ci xeex bi yéen waa majorité bi yéen a ci am ndam mais bu ngeen seetaanee bu opposition bi porté ko ne leen wér ni moom du ngeen battre campagne ci réew mi fu ngeen jaar dinañ fa jaar ni mbirum góor jigéen seen position leeru ci loolu fa mu leer réew mi moom ku ko bëgg a jiite ah maanaam ñii ko jiite seen mbirum position ci mbirum góor jigéen dina leer keneen ku ko war a jiite it sa position ci mbirum góor jigéen dina leer